réew maa ngi ndawi réew mee ngi nii xale yi génn nañ baare VDN bi oto dematul oto dikkatul waaye force de l'ordre bi la la xale yaa ngi noonu déterminé wu cantine ñu daaneel pono ñu taal ñamu mbaam mbalit lépp ñu taal xale yaa ngi noonu patriote yaa ngi noonu ànd seeg détermination bu am solo ndeysaan Ousmane Sonko par force day génn dañ génn ànd ak moom parce que lii nii yaakaar naa dictature weesuwul lii nga bëgg a génn ñu ne kenn du génn doo génn sa kër du ñu la présenter papier du ñu la wax dara maanaam waxuñu la dara donc on appelle la jeunesse képp ak fépp foo mën ñun ñu ngi jógee ba Thiès depuis ce matin donc on est venu pour exiger pour ànd ak moom am nañ droit manifester mais lii moom bu jàllee bu yeboo li ñu doon xeex ay pendant ay années bu yeboo ñu bàyyi ko donc que les gens soient prêts bu incha allahu rabbi bu ñu añee ba pare bu ñu julee ba pare par force di la génn wala ñu suñu bakkan fi lay yem jërë ngeen jëf. di joxe rek liggéey di joxe rek lu ne ñu yokk ko xam nga lan la nii nañ dem toog. am nga compte. am naa compte Wave am naa compte Orange Money. compte bancaire am naa ko. da nga ne da ngay liggéey di joxe da nga ne doo denc kon yow yaa ngi denc. non maanaam waaw dégg ko rek benn 35000 moo fa nekk pour ma leeral la sama compte boobu 35000 moo fa nekk compte Wave maa ngi fay am 10 000 francs compte Orange Money maa ngi fay am 32 000 exactement may dégg lépp laa jox code yooyu sama jabar ma ne ko maa ngi dem Dakar maa ngi dem man perkan jënd naa ko non mais Macky Sall ci boppam mais mooy la ma tam mu ñuy manipuler noonu lama ana suñu 94 milliards yi déedéet ana suñu 94 milliards yi ana xale ñiy rey fii ci Adji Sarr ana Adji Sarr dama leen di bëgg a laaj loolu yéen kan moo créé Sénégal yàlla wala nit dama leen di laaj loolu dama leen laaj yéen journalistes yi kan moo créé Sénégal mais yow naka nga yaakaar na quel est le nom Sénégal yow léegi loo yaakaar mu andi dal ci réew mi quel est le nom Sénégal dama leen di laaj yéen ba pare est-ce que joxe bakkan bi tamit solution bu leer nañ la cinq doom laa am 5 doom laa am ñaar jabar laa yor barki Sidina Mohamed laa tudd bu jaabi laa sant bu Casamance laa dëkk ñaar jabar laa yor juróomi doom laa doy tey su ma deewee nañ ne doomu Amet mu ngi ne di dem macha allah. mais léegi boo dee sa njaboot ñuy def. cooji ma sama yaay gaañu na sama papa gaañu na lan lay wut fii jaadu na lu ma fi wut depuis combien d'années maa ngi dund lu ma lekk moo bëri man dem naa Côte d'Ivoire boo gisee Côte d'Ivoire lu dëkk boobu nu mu mel di nga yërëm sénégalais yi boo demee Côte d'Ivoire dem naa Côte d'Ivoire dem naa Nigéria xam naa lu fa nekk Côte d'Ivoire instant bi liggéey kese moo fa nekk boo wàccee sax ci garage benn xale bu génn bu ndaw moo lay jël engagé la liggéey mu fay la xaalis booy tal Côte d'Ivoire rek laa ko gis fii ñuy bëgg a di rey nii mais sànq am na koy wax naan par force ab président juddu ci juma sànq am na koy wax sa waay nit ku jógee xombol ba fii kooku jarul laajte loo may laaj te ma yor sama affaire yëpp préparé problème mooy nu muy xëttee nu muy jaaree man sama mag ak sama rak
ay police lañ ñu ngi fii sànq ñu ngi doon déggante sànq ñu ngi déggante ma ne leen rey leen ma amul benn problème man kaay ma wax la fu xeex am laa gën a soxla. mais est-ce que ñu moytu comme par exemple amoon mars parce que dee yu bari ba léegi. bal mars loolu ay naxambaay la dee benn la. yaakaar ni yaa moom la constitution ñu xamal la ñun sénégalais yi moomoo la constitution Macky Sall réew mi donnu woo ko Macky Sall dañ laa fal en 2012 si njëkk ak teraanga tey li nga nekk di ñu bañal yëpp dañoo ànd ak yow xeex kook yow nga toog ba tey nga bëgg a jël réew mi bëgg ko toog chaise buur ñu génn ne xamal ne carrément réew mi moomoo ko bu dee da nga bëgg a jàmm bàyyil Ousmane Sonko bu dee da nga bëgg a jàmm indi respecté suñu constitution droit bi ñu constitution bi may Macky Sall droit bi la constitution may ñaari mandat la. mais naka nga gisee tey lu toll ni vendredi nit ñi passants yi dem di julli ji si jumaa ji police yi di tiré lacrymogène si néegu yàlla. dafa ñaaw waaye nañu ñëw dafa ñaaw ñun demuñu fenn ñun demuñu fenn. xoolal ñun dawuñu daay ñu dawuñu daay ñu nañu ñëw lu ñu bax ñu ngeer ko. lu ñu bax dinañ ko ngeer. jàngoo ba jëkkëram mu ñàkk jom mi maa ngi jégalu ci problème oto nga xam ne kii liggéey na te yàlla tax ay nit génn nañ fi ne proposé nañ ko 100 millions pour corrompre ko mu bañ dañuy dem sax dem bureau di liggéey dem fenn di fi liggéey heure ndog fekk mu génn dem jënd lu mu lekk parce que bëggul lekk alalu askan bi Ousmane Sonko tey boo demoon tey di ko seet nga génn xaalis di ko jox day bañ parce que xaalis taxu ko jug loolu nekk ci moom la def ci ñun parce que dugal na ko suñu bopp bi ba pare kenn mënuñoo jënd ñun xam nañ fu neex bi am xam nañ fu nooy bu ñu demoon raas seen ginnaaw di leen topp tey mën nañ yor dara mais soxlawuñu ko parce que dañoo bëgg li ñëpp bokk ñu fexe ba ñëpp jot ci ñun ay sénégalais lañ tey jii tey Sénégal tey moo xoota dee mais nekk fi sax Guinée moo gën a neex da nga am sa table am sa benn jàllo pompene di jaay loo neex kenn du la wax dara mais ñun tey doomu sénégalais la ñuy jàpp ci mbedd yi leen ramasse ba ubbi sa place ci mbedd yi ñëw di la tëj di la karnaa di def loolu ne da nga yor sa moto sax di daaw ñu jàpp la ci tali bi furéere moto bi yóbbu mais ni yow comme si doo sénégalais nga bëgg a manifester ñu tere la ko Sénégal tey li fi nekk nii ku ko mën a dund ku nekk doo ragal dee ndax lii dee moo ko gën buñ fi naree nekk tey ñun ñuy noot jël suñu alal di ko jox ñu liggéeyul ñu liggéey amuñ dara ñun ñu dee fekk ko ñu dee wute ko moo jëgal ñu toog fii di fekkee loolu Ousmane Sonko nag tey ñun ñoom lu mu leen jaral ñun jaral nañu ko parce que dañoo gis ne diine l'islam bi ñu bokk ñun ay nit ñoo sacrifié woon seen bopp di xeex ba tey diine ji am ndax ñu doon xeex la ñoom fekkee nañ ko ñoom dem neen bu yàgg saxit neen ñun ñii nag tey mën nañuy xeex suñu bakkan mën na cee def mais Sénégal bu defaroo ëllëg suñu woy du mos a fay parce que am nañu tëdd ci kër yi nekk ay jeunes am doole comme ñun am kattan comme ñun mais dañoo tëdd na ñoom ñu xeexal politicien dañoo juum ñun xeexal ñu politicien suñu bopp la ñuy xeexal ak suñuy njaboot ëllëg ak képp koo xam ne yaa ngi tëdd ci kër yi sax ci xeex bi ñun ñu ngi lay xeexal événement yi amoon mars bu desoon si ñun kese deedu am ndax yoruñu puso sax bay rey kenn ñi fi dee gis neen ay policiers yu visé ay doomu jàmm doo leen bal ñu de tax am suite bi anamu fu mujj ñoom ñoo leen rey ñun ñoo leen rey ñun yoruñu luy reyaat ñu doon dee si ñun lañ bokk ñun gis nañ leen ñu doon dee si ñun lañu rey suñu bopp mënuñoo rey ñu bokk si ñun dèjà kon ñoom ñoo leen rey Macky Sall tey jii nii tey ñim def ba encercler buntu kër Ousmane Sonko bu ko defoon tey 94 milliards yi mu leer bu ko defoon rébellion ba am Casamance tey mu leer nañu ñoom ñoo bëgg loolu leer tey jii nii li muy génne pour débarrasser pour Ousmane Sonko pour mu génn dem julli juma bu ko defoon Casamance jàpp dellu si fa ndax ñu ko fay def matuñu sax benn monsieur parti bi xaajaati policier yi mais bëgguñu mu leer ñoom ñoo bëgg ay dealers ci biir dañuy nax naan ay secret d'état ay nangam sangam amul ñun suñu alal ñoo leen ko jox dañoo dafa war a leer suñuy dugg ñun ñoo leen di fay ñoo tax Macky Sall fayul courant fayul ndox jëndul essence buy génn ñu wàcc doomu jàmm tali bi xalal ko mu dem ay doomam dañuy dugg ay supermarché dañuy génn ñëpp ne doomu président mooy ñëw parce que est-ce que ñun président doomam lañ fal wala jabaram alal ju muy séddale tey fan la ko jëlee en 2012 jabaram amul dara tey mu jël suñu alal ay fondation Sénégal di séddale ku ko neex faluñ ñu ko ngir mu jël Sénégal di séddale alal ji dañ ko fal pour mu liggéeyal ñu
yaa ngi dégg faluñu ko pour muy jël ñu am valeur suñu dëkk bi ay kilifa diine ay nit yu baax leen jàpp di tëj non non Ousmane Sonko nag moo koy jaaxal jëful dara lu baax man gisuma ko sàcc di jox ay nit ñu lekk gëwuma ko an Marième Faye Sall li muy jël bos Marième Faye Sall moo toog ci télé bi mu ne moom mu liggéeyul parce que ñu commencé liggéey xamoo doomam daf doon jooy ñu indi ko suba la bàyyi liggéey affaire xamoo kon ku liggéey dafa lay jëlee teraanga alalu askan bi la jël jëkkëram jox ko ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci nguuru Macky Sall tey jii nii seen i doom nekk ay milliardaires en 2012 yor ñu dërëm ñun ñoo leen doon xeexal loolu nag warul demee noonu parce que alalu askan bi waruñ ko jël di ko jox kenn par kenn dañ ko war a jaarale ci yoon li Sénégalais yëpp bokk ñu fexe ba ñëpp jot Sénégal nekk na dëkk boo xam ne am na koom-koom mais koom-koom yow doo ko gis man dama ko gis keneen di ko gis ñi nga xam ne ñoo jógee ci àll bi ñoo ñëw jëriñoo ko ñun li ñuy xeex nag boo ko dundul xamoo ko mënoo ko xam mënoo comprendre parce que li ñuy xeex nii suñu biir xol lañ koy tibbee dañoo yeew ñun dañoo comprendre xëy na ki xamul sax xamul ki tëdd këram naan Macky mu ngi liggéey xamul mais ñun ñi nga xamante nii ku sell gi yee nañu laabee na cerveau yi ba mu leer naññi ñun xam nañ li xew ñun yeew nañ dootuñu nelaw mukk nag te toujours dañuy gën a yee man su ma toogee fukki nit dinaa fexe ba yee leen man lu sama xam-xam gàtt naa fexe ba comprendre nit ki. Aujourd'hui, Macky Sall voulait nous forcer un 3e mandat. Ça ne passera pas ici au Sénégal. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour un problème de 3e mandat ne se passera pas ici au Sénégal. On le dit et on le redit. Nous sommes des jeunes et nous sommes très engagés dans ce combat. Nous sommes dans un pays où la démocratie a été piétinée. Nous, on ne l'acceptera pas. On ne laisse pas nos démocratie soit enterrée. Nous devons être très grands. Nous devons être très responsables. Nous devons être courageux pour ce combat qui vient de se débuter aujourd'hui. Mais demain ou après-demain, que Macky Sall sait que on ne lâchera pas notre combat. Ce combat-là, c'est le combat de la rue parce que Macky Sall ne sait pas la dialogue. En ces périodes passées, si Abdoulaye Wade a fait comme le Macky Sall l'a fait, il n'acceptera pas au pouvoir. Que Macky Sall certes on a appelé à manifester mais su fekkee dëgg-dëgg li ñuy wax ñeme nañ ko dañu taxaw xaar ñu place de l'Obélisque mais ñëw quadriller ville bi tere nit ñi génn à gauche tere nit ñi génn à droite loolu du ci fit te nit ki doo wut fit teg ko ci doole police ak doole gendarmerie sooy wut fit dañuy wax ne waa affaire dañu waxoon génn ñu jàkkaarloo ak ça c'est lâche d'utiliser cette police qui est notre police pour nous réprimer maintenant les Sénégalais sont en train de voir. On va continuer notre plan d'action. On a dit qu'on allait manifester selon la Constitution, l'article 8 et on va manifester. On va voir comment... Il faut être tempéré. On cherche à
Le cocktail. Ne reste pas sur place, ne reste pas sur place. Il ne va pas rester sur place. Ne reste pas sur place. Est-ce que vous voulez le bouc? Il y a aucun traite, il y a aucun tout. Ne reste pas sur place. Avancez. Ne pas rester sur place. On peut pas marcher là. Non, non, Parce que s'il n'était pas lâche, c'est lui qui allait devant nous, mais pas cette police qui est la nôtre. Donc on appelle les forces de l'ordre à leur dire que vous êtes en train de répondre à des instructions tout à fait malhonnêtes et des instructions tout à fait illégales. Ils l'ont enlevé. Voilà, ils l'ont enlevé. Ce n'est pas de l'arrestation, c'est un enlèvement parce que Déthié est sorti de sa voiture. Il était dans sa voiture et ils l'ont bloqué, ils l'ont enlevé. Depuis ce matin, vous avez vu ce qui se passe. Un État qui dit avoir autant de force. La manifestation, elle est appelée à la place de l'Obélisque pour traquer les gens dans leur maison, dans leur permanence. Ils ne sont pas en état de siège. Voilà, on l'est. Ça passe normalement dans la légalité et nous allons nous battre. C'est pourquoi on est là avec nos leaders pour dire non à Macky Sall. Nous en avons assez. Léegi lañ koy yëg. Il y a déjà un mort, ils disent. Oui, c'est un martyr. C'est un martyr et ça ne nous décourage pas. Ça ne nous décourage pas. Macky Sall, il a signé son arrêt de mort politiquement. Macky Sall a signé aujourd'hui son arrêt de mort politique. dégg nga ñëpp xam nañ ko kenn Macky Sall ñu ko gën a jàng ñoo fi taxaw yéen yéen a ko ëpp diplôme dégg nga fu may waxee yàllaa ko dogal mu nekk président ñu nangul ko waaye dañ koo dénk moomul dañ koo dénk buñ la dénkee ña la dénk da nga leen di laaj looy dogal lu ne nga laaj leen waxtaan sa ñoom buñ la joxee ordre nga dem Macky Sall nag jàpp na réew mi maamam moo ko wala moo ko moom billahi li si kanam raw li ba le combat va continuer inchallah nous demandons la démission de Macky Sall et du ministre Antoine Diome. Ok, le combat continue, merci. Léegi dinañ ko topp fii topp ko fële billahi Macky Sall préparel jeunesse bi dafa pare ñoo la gën a pare fuuf dañuy rey rek inchallah on verra inchallah. yéen tey da ngeen taxaw pour résister ak ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi. dama ne résister wuñu ak force de l'ordre yi dañuy ñëw pour wane suñu ñàkk bañ a ànd ak Macky Sall moo ñu fi indi tey li ma bëgg a doxal ci kaw président Ousmane Sonko te ñëpp xam ne nit ku jub la
ñoom ñooy sàcc yi ñooy góor jigéen yi dégg nga fu may waxee ñoo jaay suñu pétrole jaay suñu gaz di voté ay loi góor jigéen di ko. di doomi réew mi ñu jox leen moyen bu ñu liggéeyee ku ne mën cee jariñoo mais du ne kenn kese fenn la mbir mi féete ay usine bu amee entreprise man nga am nit ki bu dee Amérique nga dem dañ la laaj lan mooy duñ la laaj si diplôme def naa plus de 15 ans mais li ñu lay laaj mooy loo bëgg a def ak loo mën a def ñu jàngal la buñ ko insiste la nit ki bu fekkee doo intellectuel wala jàngul nasaraan day dox bu dee sama classe gi man fa ma dëkk ca bool jànguma nasaraan di te maa ngi ubbi entreprise di liggéeylu ay nit ki nga xam ne jàng na ba am bac maîtrise ki ci des moo jàng ba am bac plus xam nga ne kooku moo ma raw ci njàng bu fekkee ne loolu mooy intellectuel léegi lu dem man mi nga xam ne jànguma dara lu daara laa jàng di doomi daara ma ubbi sama entreprise ñu ci liggéey léegi amul benn dimbal boo xam ne dañu ne ko loolu yenn saa yi service de seen ñu di la sono wala mooy waa commerce yi en même temps prix ci boppam mi flambé dafa ëpp yow ñu ne am na usine suukar fii ci Sénégal suukar bi jar 29500 Sénégal boo demee ba Gambie wala ba Mali mu gën a yomb loolu mën naa nekk diwlin am nañ fi ay tooli gerte Sonacos a ngi fi ñu ay baykat Bawol Bawol ak Saloum Saloum yi mënuñoo am ba bay sax gerte jënd jaay ko 500 francs te foo mën di dem si àdduna bi di gerte bi boo ko calculé li mu koy war ne 5000 francs mën na faa nekk par kilo lu tax Sénégal mënuñu ko jaay 600 boo defaree kii bi ba pare gerte gi rakkal gi da nga ko utiliser li ci des mooy xet bi da nga ko utiliser kon ke léegi prix war naa mën yomb fii sin moo tax ma jógee ba fële ba nu mu tuddati man
mën nañu xam lan moo waral dëgmu bi tey. damaa jommi barke alxuraan Macky Sall damaa jommal ak policier mi ñun policier amuñu ñoom problème ñoom loolu lañ xamul ñun Macky lañ bëggul c'est-à-dire du question danoo bëggul Macky ñun Macky danoo bëgg mu banu mu joxe réew mi mu banu instant bi nag encaisse naa lacrymogène ba sonn ñëw toog nii damaa jommi barke yàlla damaa jommi xool leen jël leen ne policier yi nii leen taxawee rek ñu mel ñu def lu baax bu baare Sonko nit ki di jëli jumaa nga po nga ni du génn këram ah c'est-à-dire Macky Sall intimidation bi muy def nii ay ñoom xa defee ko dàqoon am na ñu ko ci jiitu woon yooyu te mujj ñu fu ñi sax dañoo mujjee dee ñi da leen mujjee rey moom ñaaluñ ko solo luñ la ko joxal ñu suñu réew rek ci jàmm mu ngoy ci réew mi ni du ko bàyyi jël police bi di dóor ci kaw nit ñeeg di jël ay nit di leen infiltré rek ay nerveux c'est-à-dire réew mi nekk bordel total lu waaye neex def ba pare ñuy woo appel kilifa diine yi nañ dimbali ñu wool ñu Macky mi ñu yedd ko kii du koy dégg nañ wax ak moom ni ko Macky réew mi da nga ko jotoon ci jàmm joxewaat ko ci jàmm mais sa nguur 1 an ci dese nga mel ni kuy waaj a dof ñu doon nit ni farfos da ngay terroriser nit ñi c'est-à-dire yooyu la ñu war a arrêté man doon damaa jommi fi ñu toll nii wax dëgg yàlla. tey jii bu ngeen gisee seen leader di Ousmane Sonko waroon a dem teew manifestation bi ñu tuyee ko ci kër gi ne du génn yéen ndaw ñi jug ngeen nag jàmmaarloo ak ñoom waaye gis nañ ni ñëpp demoon nañ ca place de la nation ana ban message nga leen di wax jamono ci. waaw mais xam nga xeex moom à l'usure la ñoom mën nañ ñu jàpp tey def li ñuy def fii tey après ñu sonn mais fi ne peuple moom kenn mënu xeex ñoom buñ marché tey buñ marché tey dinañ marché suba buñ marché suba dinañ marché ginnaaw suba c'est-à-dire Ousmane Sonko ñu tëj ko fii teewul tamit am na ñeneen leader yu mën a doxal ne acca na leen tase feneen te boobaa na fi c'est-à-dire marché moom mu koy neex mu koy naqar dañoo marché ba mu falu dinañ marché ba wàcce ko marché ba keneen falu loolu moom mu neex ko mu naqar dina am bu soobee yàlla ci kàttanu yàlla am te ñu ngi koy ñaan yàlla nag Macky Sall mu ne président boo xam ñëpp a koy ñaan yàlla ñëpp a koy ñaan yàlla ki bëgg réew mi rek dañ ko ñaan yàlla président boo xam tollaluñ ci di ko wax ba am dañuy julli di ñaan yàlla ndax yàlla rek ñu mën dimbal ci kii yàlla rek mën dimbal ci moom place de la nation gis nañ ni ndaw yi ñu ngi fa gis nañu aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo génn ngir naqarlu gis nañ baykat yi gis nañ jeunes yi ñëpp génn nañ ngir naqarlu li ni mel ana lan ngeen di xaar ci li nga xamante ne moom moo parce que ne am gis nañ ni violence yi aussi à tàmbali na. waaw non xam nga instant bi li ñu gënoon bëgg mooy kilifa yi nga xam ñoo ngi réew ñu génn wax ak Macky Sall ne ko yii muy def nii amul njëriñ yii muy def nii amul sens mais le problème en est que bu ñu toogee seetaan ba réew mi tàkk te ñun ñëpp kenn bëggul réew mi tàkk lu ñu bëggoon mooy Macky Sall ñu wax ak moom ñu war a manifester na leen bàyyi ñu manifester bu élection jotee mu bàyyi ñi nga xam ñoo war a bokk ñu bokk mais xam nga lan nga mën a comprendre élection bu am nga ni opposition bi duñ ci bokk maanaam opposition bi duñ ci bokk mooy que ni liste bu ñoom Sonko Aïda Mbodj Déthié consort googu ñu ni ñoon duñ ñu opposé assemblée léegi da ngeen fay jël ay nit yu kenn xamul teg leen foofu après bu mën leen a jënd c'est-à-dire li mu bëgg a def moom loolu du élection loolu dafa bëgg a xool li ko nekk ki li fay nekk nga réew mi ki farul ci opposition bi rek bëgg fi nekk neutre amu fi wa ilaa da ngay far ci Macky wa ilaa nga far ci opposition bi mais ay neutre naan non nañu waxtaan noonu da nga naan Macky li muy def du yoon arrêté lii nga def bàyyil nit ñi dem ci jongante bi ku ñu fal nga xam ne yoo lañ fal mais yii muy def nii du yoon quoi wax dëgg yàlla